alhamdulillah walabdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci yéen ci turam ak ci santam di jiital ci nuyoo bi suñ xalifa suñ mag imaam Cheikh Ibrahim di toftal ci moom suñ baay Cheikh Aboubacar ibnu Cheikh Ibrahim ak ki toog ci wetam di Cheikh Baye ibnu Cheikh Mahamadul Amin di nuyu rakkam Cheikh Abdullahi di nuyu seen mag Cheikh Farouk di nuyu suñu baay suñu mag Cheikh Mahamad Diang di nuyu sama rakk yi fi teew yëpp Khalil ak Ahmed Boucar waaye di nuyu ancien président Ansaruddin Barham Seck di nuyu soxna yi fi teew yëpp suñuy mag Seyda Nafisa ngi noonu toog ak Seyda Sukayna ak Seyda Hani ak Seyda Ndey Assou ak Seyda Aïcha di nuyu suñ doom yi fi teew yëpp di sant yàlla ci jotaay bii nga xam ne ñu ngi ko fas yéene def fii nii ci barab bii nga xam ne nii mooy barab bi Mawlana Cheikh El Hadj Abdullahi waaye ci bés bii nga xam ne bés bu ràññeeku la ci pay bi muy bési àjjuma ak ngeneel yi ci nekk waaye bésu àjjuma bii tey dafa ràññeeku ndax ci la ñuy tëj alquran yi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu moo joxe woon ndigal ci jamono ju nekk ñu koy jàng ngir ñaanal ci àddina bi ñaanal ci Sénégal ñaanal ci jullit ñi fu ñu mën di nekk yàlla yokk jàmm yokk xéewal yokk barke. te nag alhamdulilah ñu ngi teew fii nii ci saal bii nii ñun ñëpp di teewlu koo xam ne nii doom la ci kër gi taalibe la ci kër gi mbokk la ci kër gi taalibe bu dëggu sax ndax bés yi nii xàmme na ko lool gàmmu xàmme na ko tabaski xàmme na ko ci xadra Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu mu suñ rakk Malick monsieur le ministre Malick Ndour Pape Malick Ndour ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla ci bés bi di ko teewlu ñun ñëpp dégg nañ xalifa bi ñaan yi mu ko ñaanal loolu li muy tekk mooy wax Sénégal wax ñi nga xam ne ñoo jiite Sénégal ne leen Pape Malick Ndour dëgg-dëgg palaasam di fu mu nekk palaasam mooy ci biti ndax ndaw la loo xam ne nii boroom xam-xam la ndaw la loo xam ne am na lu mu liggéeyal Sénégal kon kooku mel noonu wax dëgg yàlla foog naa ne mu génn nekk ci biti am lu mu jëriñ Sénégal loolu mooy foofu mooy palaasam moo tax ñun ñëpp ci tur yi famille Cheikh El Hadj Abdullah Ibrahim Niass famille Cheikh Ibrahim waaye ti taaliba yi yëpp fu ñu mën a nekk ci àddina bi nga xam ne ñoom ñëpp tey seen xol a ngi fii ci Medina Baye ñu ngi ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla moom tamit Cheikh Pape Malick Ndour yàlla génn ko fi mu nekk waaye génn fa képp koo xam ne mi ngi foofu nekk ci xat-xat tamit di ñaan yàlla ñaan yi fi taalibe Baye ñaan xalifa bi ñaan ko yal na ko yàlla dotti ci moom ba génn ko ci xat-xat yooyu mu nekk. ñi ngi wax kàddu yi nag ci teewaayu ñii fi nga xam ne ñoo fi teew nga xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri bëggoon nañ fee teew waaye ñëpp xam nañ ne dëkk bi jamono ji am na xat-xat boo xam ndax gan yu bëri ñu ngi ñëw jóge fu nekk ngir ñëw teewe bés bii nii waaye daal danaa jox kàddu gi suñ kilifa Cheikh Ibrahim mi nga xam ne nii mooy suñ mag di imam Taïba Niassène mu sànni ci ay kàddu bu ko defee képp koo xam ne nii nag mu nga cee sànni kàddu rawatina suñ kilifa Baye Mbaye Niass maa ngi lay gërëm bu baax di la sant ndax démb ci guddi laa la oo nga ne ma loolu moom sama yitte la ndax man lépp loo xam ne itte yi taalibe Baye la sama yitte la te Pape Malick Ndour am na loo xam ne lii moom la représenté ci réew mi waaye am na taxawaay bu ràññeeku boo xam ne nii yàlla may na ko ci Medina Baye ban jotaay boobu dana ci teew ñu ngi lay gërëm bu baax di ñaan yàlla yal na yàlla def tawfiq ci jotaay bi dafa ñu raw si njort ci li ñuy ñaan ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke alquran ji nga xam ne moom lañ doon jàng ak la cee nekk ci ay leer ci barke ci maarif ci azwaq ci raqaiq ci daqaiq yal na ko yàlla na ko ñaan yëpp. relation Pape Malick ak kër gi daf koo mag moom ci boppam ndax relation boo xam ne diggante ay waajuram la ak Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu ak i maamam ak Mawlana Cheikh Ibrahim ak i baayam ak Mawlana Cheikh El Hadj Abdullahi muy taaliba bu wér boo xam ne nii wax dëgg yàlla kenn laajteetu taalibeem ak ajoom ci kër gi ndax wax naa sànq ne jotaay bés bii nii xam na ko bu baax waaye gàmm nga xam ne moom la Medina gën a fonk bu ñëwaan gàmm kër gu nekk dana fa dugg ndax amul limité ci boppam ci taalibe yi nekk ak taaliba yi nekk
ak doomi bàyyi fu mu mënti dana leen fa fekk muy koo xam ne ni ku am fierté la ci li bokk nekk ay taalibe Baay fu mu toog dana ko wax fu mu nekk dana ko jëfee moo tax wax dëgg yàlla taxawaay bu mel nii du wut ne dañ koo sàkku ci nit ñi waaye nit ñëpp ñoo ànd am bëgg-bëgg boobu xam ne ñaanal ko ak taxawu ko ak mu génn ci biti loolu njëriñi Sénégal la d'abord balaa moo nekk njëriñi keneen bon nag ñi ngi ñaan yàlla na yàlla dëggal yaakaar yooyu Pape Malick relation seen ak kër gi wax dëgg yàlla lu yàgg la moo ko mag moo ñu mag ñun ñëpp waaye nag bi mu ñëwee moom daf koo yokk ndax nit dana ñëw fekk relation boo xam ne ni ay baayam ñoo ko sos mu wàññi ko waaye moom bi mu ñëwee dafa yokk loolu. message bi ñuy lancé pour réew mi ak njiiti réew mi mooy li ma wax sànq ndax ndaw loo xam ne ni boroom xam-xam la ndaw loo xam ne am na lu mu liggéeyal réew mi bi mu nekkee ministre nekk DG kooku wax dëgg yàlla yaakaar nañ ne ku bëgg réew mi ku yaakaaral réew mi yaakaaral ndaw yi war ngaa fexe ba mu dellu si waat ci biir ndaw yi dellu si waat ci réew mi ndax am na xam-xam boo xam ne mun naa jëriñ réew mi loolu sénégalais yëpp ñoo ko xam ndax fu mu toog wax ñun ñëpp danañ xam ne boroom xam-xam moo wax kon ku mel noonu wax dëgg yàlla ñi ngi yaakaar ci président mi nga xam ne nii dëgg-dëgg gis nañ tamit taxawaay président ci boole sénégalais yi li ñu soxla dëgg-dëgg ci jamono ji mooy lu leen boole du lu leen tàggale moo tax bu ñu gisee seen président mu taxawaay yooyu yaakaar nañ ne lu mel nii dana ko bàyyi xel te dana ci def loo xam ne nii mooy bëgg-bëgg taaliba yi mooy bëgg-bëgg waa Medina Baye te mooy bëgg-bëgg xalifa bi ndax ñun ñëpp dégg nañ ci jumaa ji xalifa ñaanal ko ci jàng kaamel yi nga xam ne bëriwut lu mu fay tudd nit di ko ñaanal waaye bu tuddee ku mel ni Pape Malick du na li mu nekk doom rek de waaye li mu nekk ndaw loo xam ne am na lu mu mën a jëriñ Sénégal moo tax. salaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi ñëw tey fii ci Medina Baye mu nekk bés boo xam ni bés bu màgg la ci ñun bés boo xam ni ki ñuy wax Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne Cheikh Ibrahim Niass moomu moo jël kaamina alquran yooyu taxawal ko ci biir dëkkam bi di ci ñaanal àddina bi yëpp waaye rawatina di ci ñaanal Sénégal waaye di ci ñaanal Saalum gii ngir nawet goo xam ne nawet gu barke la te lépp luy musiba ak balaa yàlla dindil ñu ko suñ toogee ci bés bii nag tey ñu toog ñun ñëpp njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass gi ñun njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass gi waaye ci biir njabootu Cheikh Ibrahima Niass gi dafa am njaboot goo xam ni ki ñuy wax Haaj Abdallah mi nga xam ni mooy taawu Baay Niass njabootam ñoo toog fii tey lu tax ñu toog mooy kenn la ci suñu doom yi waaye seen doom la muy ministre Malick Ndour mi nga xam ni ñëpp xam nañ ko ndaw la boo xam ne boroom xam-xam la waaye ndaw boo xam ne la am na lim liggéeyal Sénégal waaye ndaw boo xam ne la dafa am njëriñ ci Medina Baye gii nga xam ne moo ñu jaral tey suñu bës alquran ji ñu ñëw taxaw pour taxawu ko dama ne président ak ñu fi nekkoon la ñuy wax luñ far dëgg dañ koy wax te duñ ko ragal gis ngeen lii ñuy jàppee ay nit di leen di jàppee ba pare xëy rek bàyyi leen téye leen ay weer man dama naan justice Sénégal dafa des ndax nit ki ci benn jour yàlla mun na koo dimbale wërsëgam fekk si ko ay milliards soo ko jëlee téye ko ci kaso ay at ay weer nga xëy génne ko amul dara loo koy dédommagé amoo dara lu koy def lu dul dañoo juumoon wala jàppoon nañ di seet ay mbiram loolu tooñ la ministre Malick Ndour su amee luñ koy jàppee nañ ko wax nit ñi mu leer nañ yaa ngi dégg ñun xam nañ ay politiciens lañ xam nañ lu xew ci réew mi nit ki doo ko enal meral ko ne da ngay taxaw rek pour jël ko denc ko kaso gi te xale boo xam ne la dafa am yaakaar Sénégal dañoo am yaakaar ci moom yaakaar gi mooy lan ëllëg dafa war a toog nekk président ndax lépp loo xam ne lu koy mayee mu ngi ci moom jàng na am na xam-xam xam na ne économique réew mi nan la koy jàppee ba mën a réussir ngeen jàpp ko takkal ko bracelet ñu ne deetawaay ngeen jël ko dugal ko ci biir kaso fan ngeen ko teg ak ci lan ngeen ko teg nit yi ngeen di tëj te amoo leen ci yenn preuve loolu dafay jeex bis ni ko tey kii suñu doom la te ñun duñ seetaan suñu benn doom ñun Medina Baye ñu koy téye rek di ko fooyee noonu déedéet da ngeen di xam ne dafa am mbokk
te dañoo am yaakaar ci moom ndax dafa ñoo amal njëriñ nu mu ko waxee léegi suma doom paaxa gàmm ndaw bu baax la ci Médina koor ndaw bu baax la ci Médina ku baax la ci Kaolack kuy développeel Kaolack la te suñ ko indi woon ci Kaolack mun naa xëccoo ci mairie bi te mun nañoo liggéeyal Kaolack gannaaw yéenay njiit yi te toog fa ngeen war a toog yéen kilifa yu mag yi te defoo leen dara ci Kaolack xalaatoo leen dara ci Kaolack ba pare ñu am ndaw yoo xam ne am nañ yaakaar ci ñoom Kaolack ngeen jël leen bëgg leen a dugal ci kaso gi pour lan ñun dañuy toog ñun Kaolack di des di nekk ay nègre ba tey di nekk jaam boo xam ne ñun dañuy toog rek ku toog rek ñëw rek wis ñu lekk mel ne ay ganaar duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg suñu doom ji nañ ko bàyyi ci nii ak ci naa dégg ngeen sëriñ bi ñaan na ci barke alquran ji te ñu ngi ñaan yàlla ci barke alquran ji ñu jàng nii tooñ bii ñu ko tooñ ak tooñ boobu yàlla nañ ko def ñoom ñu ko tooñ ñu gis ko ci zahir ak ci baatin te danañ taxaw nag nuñ ko mën a taxawee bët bu set di ko xeex ba bët bu set nuñ koy xeexee bañ koy may li nga xam ni mooy liberté am Malick Ndour koo xam ni la kuy jëriñ Sénégal la ku am njëriñ la ci Sénégal kuñ xam la kon nag ñu ngi ñaan monsieur le président yow la ñuy ñaan ak ki yore justice bi xool leen ay mbiram Farba ngi nii jàpp ngeen ko bam neex ngeen bàyyi deful dara jàpp ngeen ka nekk sant Diop nekk ca Louga Moustapha Diop keneen ak keneen Mansour Faye keneen ak keneen waaw lan mooy problème bi nañu wax lan mooy problème bi lañ bëgg a xam ñun citoyen yi kii toog na nee na moom mu ngi tàllal loxoom lépp loo xam ne daf ko def nañ ko koy àtte xool nañ ba xool gisuñ ci dara lan mooy problème bi su fekkee ne dafa am compte bu nekk ci biir ñu wax ko wasalaam. alhamdulilah rabbil alamin mbokk yi fi teew soppey am di jàmm yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi daje fii tey ni ko sama baay Aboubacar Musanna waxee ak sama rak Taha waxee ñu ngi daje fii tey ngir fasal suñu taxawaay jëme ko ci Pape Malick Ndour muy doom ci kër gi di fi sët di fi mbokk di fi jegeñaale di ko wax ne ko moom Pape Malick man li ma gis ci mbiram yi mooy ne kasoom gi uteewut ak kasoog yonent yàlla Yusuf yonent yàlla Yusuf dañ koo tooñ dugal ko kaso waaye ba mu génnee ca kaso ga la jël mulku Misra loolu itam lañ ciy séentu waaye nag du tere nag ñi feddali suñ kàddu teg ko ci kàddu suñ bàyyi Cheikh Aboubacar ne moom nañ leeral mbir yi moom wax na ne ragalul dara deful dara te itam nag Sénégal dañoo war a xam leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ragal leen ñaan ak kuñ tooñ ñaan ak kuñ tooñ ak yàlla amul kiiraay nit ki suñ ko tooñee mu ñaan yàlla rek direct la ñaan nga di dem xam naa nag maam Pape Malick moom du ñaan ak toroxtaane ak Sénégal loolu du ko def waaye itam nag tooñ dafa baaxul yàlla gën a bañ tooñ moo njëkk a bañ tooñ daawatal maslumi laysa baynaha wa bayna allahi xijaabun nañ leen teg mbir yi ci yoon du ne nit ki da nga koy bañ rek yow ak palte ñëw ci yow rek nga jël ñi nga ba ñi la sa adversaire yi démb yëpp ne leen ràpp ci kaso gi loolu du doxal réew te kuñ tëj rek am nga ay mbokk te kuñ tooñ ay mbokkam mer la te Pape Malick niñ ko waxee ponk la ci pay bi wéeruwaay la ci pay bi waxuma Pape Malick ci boppam waaye maamam ak baayam ñoom ñëpp ci kànd gu rafet lañ ànd maamam ànd na ak Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mu rafet lool baayam ànd ak suñu waajur mu rafet lool
mu ñëw moom ànd ak ñun mu rafet lool. kon su nekkee ci gàllankoor yi danañ toog daje ñun njaboot ak Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu fësal suñ taxawaay ci lii xew ci Pape Malick Ndour. ñu ngi ñaan nag ñu ngi ñaan buur ki jiite réew mi muy Jomaay mbiram Pape Malick Ndour mii nii na ko seet moom ragalul ñi seet ko te ne nañ seet nañ ko gisuñ fenn foo xam ne mën nañ koo tegee daan waaye neexoo ma rek naa la denc te mbir yii dafa war a dakk ci réew mi jaayante doole dafa war a dakk ci réew mi ñoo ko bokk te réew mi nag nañu óor leen ne am na ay mag yu baax yu fi nekkoon ak ñu fi nekk ba tey ñaan nañ fi ay ñaan yoo xam ne ku yàlla gërëmut rek yaa ci dul bokk te ki yàlla gërëmut mooy kan mooy ñi nga xam ne dañuy toog di tooñ population képp kenn rek kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yéen suñ leen falee ñun ñoo leen fal te nag ëllëg yàlla dana leen laaj biñ leen falee teg leen ci kanam njaboot gi lan ngeen def lan ngeen leen defal toog di tooñ rek tooñ dafa war a dakk te itam wax yi nga xam ne ñu ngi koy wax ci internet bi di ci saaga ay nit di ci wax ay wax ju ñaaw ku nekk jël sa mbër ngemb ko ne moo gën keneen loolu itam nguur gi dañ cee war a wax mu dakk dafa war a dakk ñun ñëpp benn lañ benn xeet lañ te Sénégal li fi majorité bi ay jullit lañ te nag li lislaam aaye rek ci lañ nekk rawatina ci internet bi moom li lislaam aaye rek li ci lañ nekk xasante wax ay mbóosóor jël sa mbër teg ko ca kaw jël mbëri jàmbur daane ci suuf ñu ngi ñaan nguur buur daal lii nañ ko seet muy président muy ministre de la justice muy ministre de l'intérieur ñoom ñëpp nañ saytu dossier bi seet ko li ci war ñi def ko te suñ ko seetee dinañ gis ne kii waruñ ko teg ci gannaaw kaso ci biir kaso gi ñu ngi gërëm mbooloo mi fi teew yëpp ñu ngi gërëm itam média bi xam ne ñëw na teew ci jotaay bi yal na yàlla fayanteeg yéen ci gën jaarafet ci fay lii balaa yàgg yal nañ gis résultat joo xam ne raw na suñu yaakaar allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc c'est Dr El Hadji Abdoulaye Thiaroye. Nous rendons grâce à Dieu, le miséricorde, le tout miséricorde, en ce jour très important du vendredi, coïncident aussi, par exemple, aux 72 heures de Médina Baye, là où on fait le Khatmoul Quran. Alhamdulillah, nous profitons de l'occasion, toute la famille de Cheikh Ibrahim Niass, en particulier la famille de Al-Khalifa Cheikh Abdoulaye Ibrahim Niass, en son tête le Cheikh Ibrahim Abdoulaye Ibrahim Niass, imam de Taïba. Nous sommes là pour faire une part des choses pour aider notre enfant, notre fils et talibé, le ministre Pape Malick Ndour, qui est un membre de la famille, un talibé, est là depuis des temps immémoriaux, depuis, par exemple, de ses grands-parents, son père et lui. Donc, en ces jours très importants, on voyait l'action très importante que Pape Malick Ndour menait au sein de Médina Baye. Donc c'est un jeune très exemplaire, par exemple, qui, au niveau intellectuel, on n'en disconvient pas, mais aussi toutes les valeurs qu'il en réunissent. Donc c'est à cette occasion que la famille demande, par exemple, nous avons assisté le Khalife prononcer des prières pour eux, mais aussi la famille de Al-Khalifa, son tête, Cheikh Ibrahim Abdoulaye, toute la famille ont prononcé aussi des prières et nous demandons aux autorités, par exemple, qu'ils fassent grâce et que la justice soit faite et que Pape Malick Ndour, sa place n'est pas en prison, mais il est plus utile dans la société qu'ailleurs. Donc, nous demandons aux autorités que justice soit faite et que Pape Malick Ndour retrouve par exemple ses pères et qu'il est très utile dans la société qu'en prison. Donc c'est en résumé que
c'est en résumé donc l'occasion de cette assistance. Oui, les relations avec Pape Malick, c'est depuis les ancêtres. Mais comme je ne peux pas le demander, je connais moi son père, Pape Déthié Ndour. Je connais très bien son père, Pape Déthié. Donc ses relations avec Al-Khalifa El Hadj Abdoulaye. Donc c'est un fervent talibé. Et donc le Khalif vient de me rappeler que c'est son grand-père qui était avec Cheikh Ibrahim Niass et ses parents. Donc son homonyme, Pape Malick Ndour, donc on le connaît tous ici. Donc Pape Déthié, Pape Masséa, donc toute la famille Ndour et Médina. Donc c'est des relations qui datent de longtemps et eux, ils le consolident jusqu'à présent. Donc, et Pape Malick Ndour ne va pas adresser lui aussi. Donc là où ses parents ont passé, lui n'a pas, par exemple, failli à la mission. Donc il est un fervent talibé. Donc il est aussi un fils digne de fils de Medina Baye. Et que toute Médina, donc, ils sont fiers de lui. Donc nous lançons, comme le Khalif vient de le dire, nous lançons aux autorités et aux autorités compétentes, aux chefs de l'État et au ministre donc, qui est concerné, que grâce soit faite et aussi que justice soit faite. Et comme on vient d'entendre que Pape Malick n'est pas, par exemple, peur de ce qu'on lui reproche, ils veulent que la justice soit faite. Donc nous demandons ça, mais aussi, ils sachent que aussi c'est un digne fils de Médina qui est très utile ici. Donc là, on demande une grâce que ça va faire ici.